7h45 Mambay. waaw noo def moo gën a positionné. waaw moo gën a positionné c'est-à-dire que ci jamono jii ñu nekk nii. biñ toll nii Karim Wade moo gën a positionné. Idrissa Seck moom gars yi dañu ko weddee ba nga xam ne bis bu nguur gi jëloon possibilité wut plan B mu def ko ci Karim Wade moo ëpp chance mu jàll que mu def ko ci kii bi waaw Idi moom. gars yi bien boo ñu préparé te xam na njaag day ñëw de. képp kuy politique fii Sénégal. te xam nga ne Ablaye Wade bu ñëwee lépp chamboulé ñu battre waat carte yi. te nag xam ngeen ne élection locale man tam fii ci Sénégal te Ablaye Wade du ñëw bien boo ñu waajal. parce que jamono ji waa parti démocratique sénégalais ñu ngi daas fanaanal te xam ne Ablaye Wade dafay ñëw fas yéene ànd ak ñoom loolu moom information bi ma lay jox la donc bien boo ñu waajal te xam ne maam bu xësee ba dikk ci réew mi lépp dana changé waaw ku doon def politique boobaa nga xam ne da ngay toog xaar maam doxal ba pare wàllu magistrature bi changement bi ci am ak yooyu Birahim mu ngi koy wax sànq Souleymane Teliko ñu bëri jàpp nañ ne sanction la lañ teg ci kawam ndax démb si ndajama information yi ñu am mooy xuloo bu tar moo dox si digganteem ak le ministre de la justice Malick Sall xamal ne ko nag defuma benn faute bu jar nga may yóbbu Tambacounda di ma dénk ay chambre cour d'appel bu nekk foofee sa Tambacounda moom ministre bi du ma ko tontu lenn lu dul dañu soxla nit bu am expérience foofu ngir gérer ko sanction la am du sanction am na ñu jàpp ne sanction la moom daal en tout cas nee na ko kàddu gu mujj gi yàlla moo ko amee moom Souleymane Teliko loolu la ko tontu kon nag dise dañ koy bàyyi si loxoy yàlla ji Yacine sa Parcelles Assainies jamono ji askan wi dañoo sonn ndax maa ngi am yenn information yi ñuy joxe message ñu ne mbaa du ñàkkum ndox rek ñàkkum ndox déedéet ndox ma fay sotti nee nañ ci réew mi ne ndoxu foos lay xeeñ Marie de Mbissine Parcelles Assainies information yi ñu ngi koy ruumandaat man parcelle lañ ma wax rek xam naa après dinaa xool ba unité la waaw ndox mi day ren dafa am xet dafa am xet te nee na nag ndox moom inodore incolore et sans saveur waaw mais bu demee bay xeeñ moom ndoxu foos sans saveur amatu fa place tout à fait et dans un contexte où le Sénégal se prépare à organiser le sommet mondial de l'eau en mars waaw nañu di jox gars yi ndoxu foos du ñàkk ñi nga xam ne naan nañu ndox foos naanuñu ko dafa am dañ ne te loolu dañ koy vérifier xam naa tey Birahim dina yebal benn reporter foofu sa parcelle ñu xool yéen robinet mooy xeeñ ndoxu foos et puis nag nañ waxante dëgg nag loolu moom bu fekkee am na moom bien bon ñu taxaw si xoolaat ko bu baax yéen waa Parcelles Assainies en tout cas information yi ñu ngi koy am jamono ji Yacine may nuyu bu baax ñëpp ñu nga xam ne ñoom ñoo ko nekk Tëngéej sama mbokki waa Tëngéej ci sama mbokki mool yi nga xam ne si géej gi lañ ñuy seetaane waa biti réew Badara Sembène ñu ngi koy nuyu bu baax Lalla Coulibaly Mbaye Sey ak képp kuy jaay suy bale ak boo gisee ci mbedd bi kuy jaay suy bale bee boo nga jël ko nëbb ko parce que am na ñoo xam ne pare nañ pour jënd suy bale bi pour naan ko xam nga naka le député du peuple ak ñi nar a tëdd ca raay ba ak ñoo xam ne nee nañ rond-point biti ba la ñuy dem taxaw taal ay pënë mais bon garaawul yàlla baax na dañuy door waxtaan bi ak li nga xam ne moom mooy Odia Birahim may ree non dama bëggoon juste peut-être bon mais ci 5 secondes rek damay ziare njabootub Seydina Ousmane Mbacké dooree ni ndax tey jii la yamoo ak génn àdduna 1981 2021 moo waral ñu koy ziar njabootam yëpp bu ko waxee nag wax d'abord maam Thierno mi nga xam ne mu nga fële ca Sikori di bay waaram. te mag Yacine nga war ñu foo yóbbu ba léegi te yóbbu xaritu Mansour Diop moom. yóbbu na fa Mansour yóbbu na fa Ahmed yóbbu na fa ku ne mais man ak Yacine da bëggul yóbbu ci Sikori. du bañ a yóbbu de wax dëgg. waaw en tout cas bés buñ dawaree def rek dañu ànd ci borom daal. du xam nañ yoon bi. te borom daal xam naa ne xam nañ. waaw léegi nañ jël suñu oto dem ci borom daal amuñu fa sens interdit de bu ñu demee doon fa am sens interdit doomu aadama sax amu fa sens interdit foofu ku fa dem rek da ngay ñëw gis ko. amul benn problème yàlla baax na mais nuyu bu baax waa Xombol Papa Lamine Fall sama xaritu papa la woon. aja dañ koy door waxtaan bi ak li nga xam ne mooy Odia fi mu génne moo di chamboulement bi nga xam ne am na ci magistrature bi gannaaw ndaje bi nga xam ne am na procureur Serigne Bass mi ngi nii Siré way na ko sànq ne ko dem naa bu ngoon jotee kon nag damay jóge ca palais de justice ba dugg ca fee nga xam ne moom mooy palais de la République kon nag Serigne Bass
ak ay dossier am gis nga mu takku ni ba taxaw fës kee ne dem sa palais jamono jooju nag kii di Amina Badiane moom bi nga xam ne moo organisé Miss Sénégal coow lu baari topp ko mi ngi nii ak benn coquettam xam naa dañuy wax mbaxane du fekk coonal borom waaye coquette yi du fekk coonal kakasol moom Amina Badiane mi ngi nii taxaw ak plainte am daas fanaanal am na ñu nga xam ne neen daf leen di porte plainte waaye Jamra Mamiko bi nekk femme chic waaw man ko la porté ndax laay bi mu def ndax laay bi mu def ci coowal miis yi waaye Jamra yi taxaw na moom it ak plaintam kon nag kii nga xam ne moom moo fës kee na ñëw remplacer Serigne Bass am na ay dossiers yu nga xam ne mu ngi koy xaar jëm ci coow li nga xam ne moom moo nekk ci réew mi dossier boobu ak yeneen i dossier yi nga xam ne ñu ngi ko teg taxaw di xaar nag ñu jàll ci yéenekaay groupe des médias la tribune Yacine dafa ñëw ci chamboulement bi nga xam ne moo am ci sommet de la magistrature Oumar Maham Diallo moom mooy doyen des juges bi nga xam ne moom la ñu tànn yees mais poste la bu nga xam ne ñu bëri dañ ko doon daw de ñu bëri dañ doon wax ne ku ko jël rek te moom mooy loolu mais nag moom la ñu jël teg ko ci bopp moom la ñu def léegi doyen des juges Ousmane Diagne moom la ñu def léegi procureur général moom moo fa wuutu ki nga xam ne moom mooy Serigne Bass procureur Amadou Diouf moom mooy nag nekk procureur moom mooy jël fauteuil procureur kon bu Serigne Bass 8 ans à la tête du parquet mu mel ni kon nag bëri na ci ay liggéey yu nga xam ne ay dossiers yu nga xam ne ñu bëri ñu ngi doon toog di xaar Serigne Bass daal di koy traité kon nag dañ koy mujjee rek bàyyi foofu ndax affaire yi continuité la moom dafay dem sa présidence Ngouda Mboup nee na muy président bi di ministre de la justice ñoom ci boppam ñoo war a mën a quitter dafa jot nag ñu abale ci conseil de la magistrature bi conseil supérieur bi moom Ngouda Mboup moom mooy xamle boo leen bëggee xam lépp lu soxal wàllum nomination yi ci conseil supérieur de la magistrature bi jëndal yéen kay groupe des médias local 2022 c'est Vélingara xam ngeen ne liste gëm sa bopp ci boppam dañ ko rejeté woon waaye nag ba ñu defee appel mujj nañu ko rek maanaam validé foofee nga xam ne moo di candidature bu grande coalition gëm sa bopp waaye nag waa gëm sa bopp gis ngeen vidéo gëm sa bopp seen oto yi ñu dajale gis ngeen seen oto yi ñu dajale. est-ce que du fake news. fake news lan ñoo ñu dajale seen parking. yoruñu ay oto wayaade fu mu nekk ñu ngi tiitalaati xam naa gox bu ñu wàcc def fa campagne. bien boo ñu waajal de. yow si de la moo tax nga teg loolu fake news yow tamit. ah non dama gis ni. da nga gis oto yi dafa bari. parc boobu c'était impressionnant. ah yow loolu gëm sa bopp mais gëm sa bopp tibb tànkam rek du gis nga li mu doon dajale. est-ce que. si maire nee na ko bien boo na nga li nga nar a jënd carburant xam naa ne bien boo nga fay ñu 6 mois salaire ba pare. non bu paree ci campagne nañu jox ku nekk 4x4 rek. waaw oto yi nag ku si nekk surtout man war na ma jox benn Birahim am na oto kii mais maax yow il faut mu jox ñu ku nekk benn. tey awma oto mais beneen problème mooy élection locale lañ jëm ñu élection présidentielle. waaw kon de local bu ñëwee ay avion la oto yu bari yooyu yëpp. am na utilité. mais local xam lan lañ ci xam. doxantu dugg këroo kër. def na ko ba pare mais xam nga élection locale. président Macky Sall ce qui est sûr mooy président Macky Sall dana wàcc ci arène bi dem jàppale ña nga xam ne seeni gox dañ fa néew doole kon nag Bougane moom it dana wàcc ci terrain bi wàcc la ña nga xam ne jàppale ay candidat waaw moom yàgg naa sax dox ci terrain bi ñu dem ci wàllu location bi cher na lool locataires yi nag ñu ngay xaar ñu encadré lépp lu soxal wàllum loi bu yees bi ngir nag njëkk ñu daal di koy wàññi fii ci diwaanu Ndakaaru réew mi quotidien dafa ñëw ci chamboulement bi nga xam ne moo am ci magistrature bi Serigne Bass dañu ko viré noonee la ñu ko tuddee kon nag dañu ko dàq daal di koy yóbbu ji fee nga xam ne moom mooy présidence Ousmane Diagne moom la ñu def procureur général Oumar Maham Diallo moom mooy doyen des juges bu yees bi nga xam ne moom la ñu tabb ba tey li nga xam ne rek moo di 24 heures chamboulement boobee la ñëw dafa mel ni tey yéen a kaay yëpp ñoo bokk titre jëm ci chamboulement bi ci wàllu magistrature bi Ousmane Diagne procureur général bu cour d'appel waaye nag yéen a kaay bi dafa ñëw ci li nga xam ne rek moom mooy ay ndaw yu Benno Bokk Yaakaar yu nga xam ne ni joxoñ nañu baaraam de kii di Abdoulaye Diouf Sarr Khalitou Siré Sy Moundiaye Cissé doomu Tëngéej bi bu ONG 3D moom nag bu ñu bëri ŋàññee ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko si coowal kaddu ya mu yëkkati démb wala barka démb kaddu ya mu yëkkati woon jëm si ne du signé charte bi nga xam ne kuréel googu dañu ko taxawal moom nee nañu nag gisuñu fi lu fi jar coow lu bari jarul ñu ko fi ŋàññ wax bi nañu ko wax neex na waaye déggin bi moo dàq nañu ko déggee ci fa nga xam ne ni du yeewu fitna Ousmane kii di Moundiaye Cissé noonu la gisee il ne faut pas dramatiser les propos de Ousmane Sonko nee na nag jërul jël wax ji di ko yóbbu fu mu nekkul moom noonu la gisee
moom mi di Moundiaye Cissé ñu jàll ci li nga xam ne ba tey chamboulement bi ndax tey yaakaar naa ne yéenekaay yu bari moom la andi ba ci Le Soleil moom ci boppam Le Soleil vaste mouvement dans la magistrature Ousmane Diagne moom moo nekk procureur Amady Diouf moom mooy procureur ki nga xam ne moom mooy Amady Diouf moom mooy procureur de la République ki nga xam ne moom mooy Oumar Maham Diallo moom mooy doyen des juges moom yéenekaay bi foofu la génnee source A ñëw ci li ñu doon doore sànq ma Birame Diagne Touré accrochage bi am ci diggante Souleymane Teliko bu Union des magistrats du Sénégal ak nag ministre bi moom coow li bari woon na sa lool démb moom nag fu ñu ko mujjee yóbbu moo di sa Tambacounda moom mii di Teliko ñu bëri jàpp ne kon nag lii wàllum sanction la Abdoulaye Diouf Sarr mu mel ni kon jamono ji dafa gis ne jigéen ñu Benno Bokk Yaakaar dañu ko dooleel fii ci diwaanu Ndakaaru fa gën a dënnan nag taxaw di xam ne kon ñooñu Ousmane Sonko yi neexul ba neex nag waaye nag seen place du mairie bu Dakar ndax nag am na ku ñuy teg ci mairie bi mooy koo xam ne nii nitu jàmm la nit ku daal waaye du ñu fa teg koo xam ne nii place am arène nationale la ndax fitna yow fitna rek ci lay dox du samay kàddu Abdoulaye Diouf Sarr moom moo ko xamle ci yéenekaay bi di Source A ba tey ñu dem ci fi nga xam ne moom mooy Vox Populi dafa ñëw jiite ko ci li nga xam ne mooy Moundiaye Cissé kaddu yo mu yëkkati jëm ci kaddu yi Ousmane Sonko na ma ko jàppee nag du lenn lu dul nanu ko déggee si beneen façon ndax Ousmane Sonko boo ko déggee xam ne yeewul fitna moom Moundiaye Cissé noonu la gisee mu mel ni kon nag Seydou Gueye ñu ngi ko doon wax sànq kaddu moom na mu gisee nag kaddu yu Ousmane Sonko moo di neexul ba neex mais Ousmane Sonko mii dafa mel ni njaga wayu ko du samay kaddu Seydou Gueye moom mooy wax nee na njaga wayu ko ndax nag li ko maanaam xel mi dafa dem xel mi des na. ah xel bi de kan. waaw nee na Ousmane Sonko xel mi dafa dem Seydou Gueye mooy wax. ci Source A du samay kàddu ndax nee na jamono ji ni ñu koy gisee muy waxee ak ni muy jëfee nii ak yeewu fitna gi dafa mel ni Ousmane Sonko ma woon ak Ousmane Sonko léegi du benn ndax nag war nañu xoolaat boppam bu baax Seydou Gueye moom moo wax loolu ba tey ñëw ci chamboulement bi am ci wàllu magistrature bi ca li nga xam ne rek mooy coppite ñu si andi Serigne Bass ma ñu yóbbu mu mel ni kon Vox Populi ñëw na fa ndax xam ngeen ne kon sa Gambie dañuy waajal jongante présidentielle yi. Adama Barrow moo waxoon ne dafay toogandi rek après dafay jóge xam nga nguur dafa neex. mus dolli lay def fu mu nekk nii waaye nag nee nañu Yaya Jammeh nee na soo moyul dana ñëwaat. Yaya Jammeh nee nañu soo moyul dana ñëwaat ca Gambie kon nag yéen waa Kanifing wala Kanilaay wala fu mu ci manti doon bee boo ngeen waajal de te xam na nag aatuma demoon. aatuma réeroon. nee na dana dikkaat sa Gambie Yaya Jammeh moom bee boo ñu waajal non élection yi kon sa Gambie nar naa neex de man nañ ma def envoyé spécial sa Gambie Birahim def leen ma envoyé spécial sa Gambie élection yi bu amee ma dem couvrir ko comme te kii nee na day ñëw Yaya Jammeh nee na day ñëw ñu ñëw ci l'évidence Abdoulaye Diouf Sarr mu mel ni kon jigéen ñi Benno Bokk Yaakaar dañu ko dooleel lool nag ci diwaanu Dakar fëgg na dënnam de te yëg na boppam waaye nag bu yeboo mu fàttaliku kàddu yu Barthélémy Dias nee na ko élection du am ndax mbir yi redivision la ñoom gañe nañu ba noppi. par exemple élection ville de Dakar yi. maanaam juróomi góor nañ ñuy sot benn jigéen ñii. boo nekkee progressiste mën nga koo lire ci angle boobu juróomi góor di sot benn jigéen ñii amuñu jom sax allez sowam progressiste yëpp a ngi sa ginnaaw ñoo sax am war ngay jàppal tànk waaw benn jigéen ñu bëgg koo sott nii juróomi fonkol bëgg koo sot benn jigéen Lalaye Sefal bu ko fem ayca ñu daal ci L'As quotidien conseil supérieur de la magistrature Macky Sall dafa yëngal guy gi jamono ji yëngal na ko ndax Serigne Bass ma nga xam ne ñu bëri dañoo yaakaaroon ne moom guy la ci fa ñu ko teg jëlee nañu ko fa nekkatul procureur général andi nañu fa keneen ñu waat du jëmale ci affaire mi Sénégal ki nga xam ne moom mooy Aminata Badiane ñu bëri nee nañu nag nañu tas comité bi ba noppi it kii ci boppam di Aminata Badiane na wuy ji yoon ndax yoon na def liggéeyam ci dossier bu ni mel bari na lool lu nga xam ne nii ña nga cay ŋàññ ci ay jigéen yu nga xam ne révélation yi def nañu ko ba pare moom bay affaire bu mel nii état bi daf ko war a jëlaat ministère du tourisme et de la culture daf ko war a jëlaat organiser ko organiser bañ ko jox ay affaire privée parce que souvent day am ay genre dérive yooyu parce que Miss bi xam nga day représenter Sénégal après donc à la kulialine il faut que état bi dugal ci loxoom quoi donc na initiative bi ministère bi jël ko organiser ko quoi parce que en réalité fonction affaire ministérielle c'était pour booster tourisme ak affaire yooyu mais na ko ministère du tourisme et de la culture mos ngaa gis lu mujj ci loxo ministère ci Sénégal historiquement ci wàllu histoire lu gouvernement di organiser mu dox ça n'existe pas quelle que soit les affaires privées la am na ay dérives yu ci am
mais bu fekkoon loxoom nguur du dem. ñu ngi tëj école ñetti fan pour benn bis boo xam ne journée de l'élevage. voilà ba pare tout à fait te beneen yoon bu mu leneen lu ma d'accordul mais Miss jarul ngay futteeku di ñuy gis say yaram ak yooyu. mais xoolal dans les années 60 Miss Ghana bi ñu daan organiser seen Miss yi da nga daan sol sa tenue traditionnelle. mais lan moo tax forcément ñun daanoo kii pour Miss daal da ngay bàyyi sa yaram bàyyi sa kii dox say calli affaire yi. war nañoo mën a sol suñuy yére yi yiw. képp kuy dem ci participer ci élection yi xam nga ne noonu lay demee de kon ku fa dem yow la neex. waaw non war nañ mën def élection te du dekk affaire nudité comme à l'occidental parce que loolu may indi yenn dérives yi ça crée de l'appétit et cetera donc war nañ ko mën a def dans nos cultures et dans nos civilisations sol yére yu jot yàlla baax na nee nañu Dakar a besoin de dirigeants calmes et travailleurs loolu ay kàddu la yu Abdoulaye Diouf Sarr nee na nag Dakar ci boppam maire bu dal la soxla maire bu nga xam ne liggéeykat la mais pas maire du yee fitna Abdoulaye Diouf Sarr moom moo xam ne loolu kon nag dañuy jeexale ak l'observateur Yacine Kadirou Mbodj moom moo nekkoon PDG bu Wari jafe-jafe yi nga xam ne dund na ko dëgg la doon fekk waxtaan ak yéenekaay bii di l'observateur ndax nag doomu réewum Sénégal la doon investir fii ci Sénégal waaye nee na dañu ko tànc buntu xataal ko moom Kabiru Mbodj te nag lépp nag gis na ay magouille la yu nga xam ne nii ki fi nekkoon benn ancien premier ministre ak benn ak gorom ci boppam ñoom ñoo maanaam li mu bëggoon xam nga kan lay wax bëggoon jënd Wari wala Wari bëggoon jënd Tigo ci mais jëndoon na ko pare sax par Wari cas bi vraiment cas d'école la quoi pour wala ni affaire sunu nguur yi ni war a amee patriotisme. mais Wari jëndoon na Tigo ba pare ba ñu scellé di li. mais nee na benn ancien premier ministre. non président Macky Sall lay wax rek day bëgg a trouver. nee na ancien premier ministre président Macky Sall ci boppam ñoom ñoo teg seen tànk ba Wari mu jëwul jënd Tigo. parce que doomu réewum Sénégal ba noppi lu muy loolu bokk na ci lu muy gën a regretter fii ci réewum Sénégal. waaye vérité yi nga xam ne jëm na ci feuilleton judiciaire bi nga xam ne moo am ci mbiru Wari waxtaan na ci yéenekaay bi nee na nag waroon na mën a gën a teey ci recrutement bi nga xam ne def na ko ndax du ñàkk recrutement yooyu jot na ci recruter ñoo xam ne nii ñoo dem ba yàqal ko tey jii liggéeyam Kabiru Mbodj lépp la wax ci lu ko metti yebbi na xolam. may la ci benn affaire bu ndaw rek ci cas bi boo xam dama ko topp yebbi na ko ci l'observateur. très bien gis nga bi xoolal gis nga bi président non dama yokk bu ndaw rek gis nga bi président France ñëw yéen fàttaliku visite boobu mu demoon visiter ay école an ak yooyu ci nañu décidé ni dañuy poqati affaire bi ci loxo waa ji mais comme léegi buñ mënuñu ko jaay tubaab dafay flagrant trop ñu dem daal ci dugal ki nekk CSE là Sow. nu mu tudd sax Aliou Sow la tudd. Aliou Sow. non le fils de Aliou Sow. comment Yérim. léegi nag comme deal bi mënuñu tëb rek nangu ko ci loxo kii jox ko ab tubaab ñeel ñu dem boole ci benn joint venture wala benn malgache benn sénégalais donc pour rafetal affaire bi nang poqati ko ci loxoom man fii laa mës a gisee réew boo xam ni sa national di fight ba teg dara nga jël poqati ko ci loxoom dem jox ko ay nasaraan mais gis nañ fi jooni noonu lañ ko tëjee aussi te ay sénégalais rek ñoom ñoo ko taxawal nañ ci bàyyi xel. merci Mame Mbaye merci Siré ba suba incha allah aywa ñu wëyandi ak xibaar yi ànd ak Hadj Mansour Birahim Diadji Touré ak Mame Mbaye Ndiaye léegi lay doon incha allah. juróom-ñetti waxtu salaamaaleykum am na ay dem ak dikk ci biir justice ay coppiteef yoo xam ni am na fa léegi xam nañu doyen des juges ak itam ci remplacé Serigne Bassirou Gueye Amadou Diouf la tudd ginnaaw juróom-ñetti at yu mu nekk ci bopp procureur de la République Ousmane Diagne ñëw ci procureur général lu may loolee des na ko jagleel pàcc bu yaatu ci seen i jaar-jaar ak fi mu toll ci yoonu Sénégal la xew ci Daara Jolof doy na waar bis bi ñu jagleel lu jëm ci wàllu élevage nga xam ne la ci ëpp mbumbaay lay doon ak wàllu politique tax ñu tëj école ya ñetti fan wax ko si def dénoncé te ñaawlu daanaka loolu danger la dinañ ci dellu soit noonu itam la mettee jàngalekat yi dinañ def benn tomb ci élection locale yi ñu dëgmal laataa ñu ñëw ci xët sport di ci ànd ak Baye Mahantan Mbuub yenn kaay yi la ñu koy ndax keppeek Mantoulaye ci mu doy nis kis Mame Mbaye Ndiaye kon fàcceel leen ko